jangeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës juróom-ñeenti milliards yu toftal juróom-ñaari téeméeri million ak juróom fukk moom la liggéeykat yu Sotrac yewoon di laaj nguurug Sénégal ñoom nag nee nañ daañu wàcc ci mbedd mi ngir ñaxtu bu fekkante ne nguur gi fayu leen seen àq ak seen yelleef naka noonu ñu ngay woo mboolem section bu nekk ci biir réew mi ñu joxante loxo ba loolee ñu bëgg mën a sotti société civile muy RADDHO Amnesty Y'en a marre ak yeneen i mbootaay fas nañu yéene kalaame ca ëttu attekaay ba ca CEDEAO loolee nag gannaaw la ñu nemmeeku ne lu ci bari jaarul yoon ci woteeg faluk député yi ñoom sax jamono ji maanaam sànq ci suba kon ñu ngi doon janook taskatu xabaar yi professeur Yaya Diallo moom constitutionnaliste la moom la ñu fas yéene dalal mu féetee fële ca faculté de droit bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu daal di wax ci tàggat yaram ak complexe sportif ba nekk ca diwaanu Ndar Géej lu jëm nag ci liggéey ba daañu ko dooraat ci ay bis yi di ñëw waaye dinañ fa tabax stade maître Babacar Seye di kaddu yu tukkee ci maire bu Saint-Louis projet boobee nag nee nañ toll na ci fukki milliards ak juróom moom Mansour Faye doon dalal champion du Sénégal muy nag soxna yi nga xamante ni nii ñoom ñoo jël raaya bi ci Sénégal ci wàllu basket caada daañu waxtaanee ci ab téere boo xamante ne nii génnee nañu ko téere boobee nag au delà de Tombouctou lañu ko duppee ko bind di Ousmane Oumar Kane mu ci daal di dellusiwaat rek ci jaar-jaar waaye tamit li nga xamante ni moom moo sos l'islam ba ci cëslaay li ci Afrique sowu-jant lii daañ ci toftal yéen gaay yi xëyandoo nes tuuti di faram-fàccee ko. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi niñ ko waxee woon société civile muy waa Y'en a marre waa Amnesty ñoom nag manko nañu ba ci RADDHO ne nag daañu rek jël ab plainte jébbal ko ëttu attekaay ba ca CEDEAO loolee nag gannaaw lu ñu gis ni am na ci woteeg faluk député yi ci Sénégal muy nag lu bari jaaru ci yoon loolee di seen gis-gis tey ci suba sax am ñu ci doon janook taskatu xibaar yi Mame Birame Diouf moo ñu ko doon toppal Mame Birame maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Fatou Kiné. Mame Birame lan moo tukkee ci ndaje moomee ak nañu fas yéene taxawee xeex la ñu wax xeex boo xamante ne daañu ko yóbbu ba ca CEDEAO. dëgg la soxna Fatou Kiné ndaje bi sax léegi la jeex kon sumb nañu xeex googee te it comme que mbir mi ci fanweeri fan ci weeru sulet yi ñu génn muy législative yi ay doomu Sénégal la soxal ñoo xam ne nii seen i tur dañ kaa fekkul ca liste ga mbala nga ñëw yor sa récépissé ñun la kon yow mënoo voté ndax lépp lu jëm sax ci sa tur googee ak leneen lu mu laaj ci kon daka antuwul ak it carte d'identité goo xam it ñenn ñi jotuñu ko ba tax kon jafe-jafe yooyu yëpp ku ci mel ni Y'en a marre forum du justiciable ak yeneen kuréel yi nga wax sànq ñoom nag taxaw sumb xeex googee yóbbu ko ci cour de justice bu CEDEAO ngir mbir mun a antu nag ñu am yaakaar sax que ni kër attegaay koogu dina ko atte jox leen ndam mooy fu mu toll nii ab campagne la ñuy door ndax comme que doomu réew yi la soxal ñoom ñooñu seen bopp ñooy def benn signature maanaam kon xam le ni ñoom dund nañu ko te it bëgg nañ kon yoon boogee atte ko ba tax kon ñoom daal fu mu toll nii bëgg nañu campagne googu mboolem koo xam ni rek daf ci jëlee jafe-jafe ñu am sa signature ubbi ko ci seen i ak yeneen i site organisation défense des droits de l'homme yooyu kon mu am leneen lu ñuy laaj sax ba tey état bu Sénégal ndaxte réparation préjudice lañ ko woowee buñ ci noppee indemnisation képp koo xam ne ni kon yow da ngaa waroon voté ci bis boobee te it nguur gi xañ la ko mu indemniser la lu mu néew $1 million ci suñuy koppar ñu ubbi nag bunt bi nee nañ mboolee mu kuréel bokk na ci parti politique yi nga xibaar yi nga xam ne ni bëgg war nañ ko jot mooy ñi nga xam ne ni kon jotuñu def seen droit googee ñu àggee leen ko ndaxte mbir mi dañoo jàpp ni Mame Birame Diouf ñu koy jaajëfal xëy na am na tuuti jafe-jafe ci bu mu jokkoo gi ba tax na yeggalewul la mu doon wax Mame Birame Diouf jaajëfal nañu la bu baax a baax yaa ñu doon toppal kon ndaje moom nga xamante ne nii mbootaay yooyu ci waa société civile wax naa ko ñu ngi ci doon janook taskatu xibaar yi ci loolee la ñuy des sax di wax muy plainte boobee nga xamante ne nag fas nañu ko yéene def muy kalaame ca kanamu ëtt attekaay ba nekk ca CEDEAO maître Baba Diop nag am na nu mu ko gisee moom avocat à la cour bi nee na nag lu soxal plainte boobee ña ko mën a def dëgg mooy ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñaxtu ñoom ñoo am lu leen naqari ba defoon ay recours ci gis-gisam ñooñee ñoo mën a déposer plainte bu mu mën a sotti ñu teewlu maître Baba Diop ci micro Mame Birame Diouf.
ñoo jóg ne dañu koy bu fekkente ne ay yeneen nit la yoo xam ne ñoo jóg ne dañu koy defal ay nit alors loolu pour man jàpp naa ne foofu dina am problème ci au niveau de la cour. c'est-à-dire foofu daal saytu ko du mën a nekk. waaw saytu ko dina jafe pour ñu nangu déjà nangul leen ko ñoom parce que loolu mooy question wu nangul bi donc pour ñu nangul leen ko bu ñu tënkoo rek ci li nga xamante ne ni moom mooy seen protocole bi rek dafay am jafe-jafe ndax seen protocole bi waxul ne ku ne mën na koo defal ku ne waaw dañ ne ki nga xam ne rek moom moo subir directement violation yi kooku moo ko mën a soytul boppam moo fa mën a demal boppam waaye waxul keneen donc loolu pour man dina dàq keneen ki koo xamante ne nii bokkoo ci mbir mi pour nga dem fa yaakaar naa ne loolu du mën a ne. beneen question bi gis nañ ni résultat officiel yi conseil constitutionnel joxe na ko gannaaw ba mu ci noppi est-ce que tey mën nañ xaar ay recours yoo xam ni peut-être dañ ko def te ñi ko dugal am nañ ci bëgg. non fii suñu yoonu réew bu conseil constitutionnel joxe résultat définitif ginnaaw bi ko cour d'appel joxe provisoirement yaakaar nañ ne bu conseil constitutionnel waxee amul benn texte benn loi ci suñu réew buy nangu keneen mën na fa dem feneen donc loolu conseil constitutionnel daal di joxe muy résultat loolu kenn dootu ci mën dara day doon lu wér ci réew mi. conseil constitutionnel loolee mu joxe muy résultat yooyu ni ko maître Baba Diop xamle lu soxal loolu sax kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb avocat yi layal ku jëkk politique gi ñoom loolee am na nu ñu ko gisee itam ndax dañu jàpp rek ne dañoo daal di foqati mbir mi dañoo jalgati yoon loolee mooy seen gis-gis démb ñoom it ñi ngi ci doon janook taskatu xibaar yi Hadiyatala ci leeral. dogal conseil constitutionnel naan kenn mënu kaa topp wante kuréel bi boot avocat yi di layal Manko Taxawu Sénégal seeni gis-gis mooy kuréelu attekaay bu gën a mag bi deful leneen lu dul jalgati yoon teg ci ñu yokk ci ne dafa di dogal boo xamante ni kenn xamu ko te kenn xamul tamit fu mu sukkandikoo. li ñu constaté mooy décision bi man bi ma ko liiree li ma njëkk a xalaat mooy dama mel ni kuy lire contribution boo xam ne nit moo ko def. par rapport ak li nga xamante ni moo doon jongante yi fi am pour rafetal conseil constitutionnel bàyyi foofu article boobu mu ne dafay dem ci article 146 te bu ngeen xoolee seen code électoral article 146 waxul waxi contentieux de. boo jàngee décision bi conseil constitutionnel daf laa naan waaw Khalifa Ababacar Sall candidat la tête de liste la mën na demander yoon may na ko mu demander ñu neenal élection yi ci Sénégal yépp ak département extérieur waane bu dee Dakar dong Khalifa mënu ko au-delà nag sunu institution yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi am na yeneen këru àttekaay yoo xamante ni ñu ngi au niveau international au niveau de la sous-région yoon may nañu tamit ñu saisir leen pour jéebaane fa état du Sénégal par rapport ak li nga xamante ni moom la def. ci kàddu ñi ngànk kuréel bi conseil constitutionnel dafa jaawale charte yi. élection yi dañu violer disposition yoo xamante ni moom mooy permettre ñu mën a identifier nit dina voter doo ko mën a identifier te dañu xool que ne ci Sénégal ñi voter ci anam boobu dafa bëri ñu ne conseil constitutionnel yow ndaam mën nga constater irrégularité bi mu ne waaw ñu ne ko boo ko constater ba pare nag tirer ci conséquences yi nga xamante ni moom moo ci am mooy neenal élection yi conseil mu ne man conseil constitutionnel damay rendre ay avis mais samay avis sax du xalaat mais ay décision la mooy que ne dañ ko war a respecter quel que soit alpha. maître Mamadou Ndiaye di xam leen rek conseil constitutionnel dafa wàcc yoon te juróom-ñaari sages yi xamante ne ñoo ko ŋànk defuñu li dul jalgati bi ñuy méngale ak lii di déni di justice. tey jii nag conseil constitutionnel li mu wax boo ko jàngatee ba jàngat mooy que ne man de décision yi nga xamante ni moom laay jël ngeen tuddee ko avis mooy xalaat bu may joxe ngeen tuddee ko décision mooy dogal loolu man su ma ko xasee ba jël rek moom moo sut li nga xamante ni législateur bi daf koy jël loolu mooy li ñuy tuddee ci yoon forfaiture crime la boo ko defee yow mën nañ laa yóbbu sax ñu juger la yoon may nañu ñu jël conseil constitutionnel juróom-ñaar nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo rendre décision bi nga xamante ni moo waral coow li tey yoon may nañu ñu porter leen plainte sax pour forfaiture. avocat yi di layal Manko Taxawu Sénégal xamal nañ ne bu jaree rek ñu jéebaane Sénégal ci bitim réew dinañ ko def ngir rek ñu sàmmonteel ak lu yoon wax.
ñu koy jaajëfal bu baax Hadia Talla professeur Yaya Diallo du ñàkk ñu dalal ko moom constitutionnaliste la mu ñeel nag recours yooyu nga xamante ne rek conseil constitutionnel daal dina koy dàq du ñàkk ñu dalal ko laata xibaar yi di jeex ñu wax ci leneen muy juróom-ñeenti milliards yu toftal juróom-ñaari téeméeri millions ak juróom fukk moom la liggéeykat yu Sotrac ya woon di laaj nguurug Sénégal mu fay leen ko muy seen àq ak seen yelleef ñoom nag nee nañ daañu wàcc ci mbedd mi bu ñu taxawulee ci seen jafe-jafe naka noonu ñu ngay sàkku ci mboolem section mu nekk ci biir Sénégal ñu joxante loxo ba xeex boobee mën a antu lool it daañu ci dellusiwaat mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo ëmb professionnels yi ci wàllu ressources humaines fii ci Sénégal ak beneen mbootaay boo xamante ni nag mi ngi ëmb lépp lu jëm ci wàllug formation ñoom nag fi mu ne nii joxante nañu loxo am na projet boo xamante ne nag tëral nañ ko projet bi li ñu bëgg rek moom mooy teg ay financement ci wàllug formation maanaam wàllug tàggatu lu ñeel nag financement boobee xayma nañu ko ci ñaar fukki millions ak juróom loolee nag dana wéy ba atum 2018 ñoom ñaari pàcc yooyu nag fas yéene def seen kéemtalaay kàttan nee nañ nag du rek secteur formel bi maanaam ñi nga xamante ni ñi ngi ci informel bi ak formel bi ñoom ñëpp ñoo ci fas yéene bokk ci yooyee formation ñi ngi doon amal ab ndaje démb ak janoo ceeg taskatu xibaar yi Maymuna Njaay. seen stratégie. gunge kër liggéeykaay yi dooleel leen ci fànn wu ne fond bi nga xam ni moom lañ fi teg ngir mu gunge formation professionnelle bi ak lépp lu laale ak technique li mu bëgg mooy jàppale liggéeykat yi bu baax ci biñ ko soxlaa. li ñu seetlu ci suñu liggéey suñu entreprise yi li ci ëpp ay petites et moyennes entreprises la wala ay entreprise informelle ñooñu amuñu doole amuñu xaalis. amuñu parfois nit ñi pour def plan de formation pour financer seen plan de formation. gunge googu biñ ko xayma ci téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya la ñaar fukki milliards ak juróom yoo xam ni war na cee dugg fileek 2018 3FPT li mu bëgg mooy gën a jàppale liggéeykat yi soxla formation. seetlu nañ ne centre de formation professionnelle fi ñuy tàggate ndaw ñi di leen jàngal métier seen doole dafa néew pour mën a jël xale yi nga xam ne yëpp bëgg nañ ñëw ci centre yi jàng métier. état kon nañu ñun ci suñu mission nañu gunge centre de formation yi pour financer seen ay projet de formation pour ñu mën a jël ay ndaw yu bëri ci fi ñu dëkk pour jox leen xam-xam. kuréel gi nga xam ni dafa boole rek ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci ressources humaines ñoom it nee nañu dinañu jàpp bu baax ci projet bi li ñu bëgg sax mooy partenariat gagnant-gagnant bu ko defee kër liggéeykaay bu ne gis ci sa bopp. que nga nekk entreprise informelle que nga nekk entreprise formelle nga nekk entreprise 2 ou 3 personnes wala entreprise 1000 personnes n'importe quelle entreprise mën na ñëw bokk ci projet bi amul benn xaaj ak seen. yéen ñii sax nekk journaliste yi su fekkee ni que da ngeen bëgg ñu former leen seen entreprise mën nañu yónnee seen i besoins ngeen ñëw bokk ci week-end bi ñu jël en compte seen besoin en formation. fi mu toll nii lu jege juróom fukki kër liggéeykaay. wax nañu ne bëgg nañoo bokk ci tëralin yi ñu nas lancement bi nag ñu ngi koy amal ci ay bés yi ñuy jëblu li ko dalee fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août. waxoon nañ ko léegi lu toll ci juróom-ñeenti milliards yu toftal juróom-ñaari téeméeri millions ak juróom fukk ci suñu koppar moom la liggéeykat yu Sotrac ya woon di laaj nguurug Sénégal mu fay leen ko muy seen àq ak seen yelleef ñoom nag ña ngay dànkaafu nee nañ bu ci nguur gi waxulee daañu wàcc ci mbedd mi yëngu-yëngal ñi ngi sàkku itam mboolem section bu nekk ci biir réew mi ñu joxante loxo ngir seen xeex boobee nag mën a sotti Abi Faye lañ ci àndal Yunus Diatta. collectif liggéeykat ya woon ca Sotrac ñoom ñooñee mer ba futul lañu def la ko waral toogaay gu yàgg ga ñuy xaar seen payoor te ba léegi furas daan xëddeem koppar googee toll ci 9 milliards 750 millions ñu saako ci njiitum réew mi mu xeetali leen. 9 milliards 750 millions yi ñuy laaj dafa des ginnaaw bañ ñu fay 5 milliards et quelques yi ñu ameeloon loolu nag bi ñu koy laaj dafa am noo xam ne lii moo xew mooy le président de la république moom ci boppam. dafa génn ci conseil des ministres mu wax ne waa Sotrac ak entreprise yi nga xam ne dañoo nekk en difficulté man le président Macky Sall dinaa joxe instruction pour ñu fay leen. ñu dajaloo ci ab kuréel di daw ci ginnaaw koppar googee depuis 1998 at ba ñu tëjee entreprise boobee ñoom ñoo ñëwee ñuy ñaalu tekkaaral ga ñu gën di nemmeeku ci ñenn ci autorités yi rawatina te ministre bi ngir rek mu fay leen seen alal. bu ñu wàccee ci terrain bi du doon lu dul pour ñu wax président ne ko.
ba nga nee dang ñuy fay ba tey ndaw yi nga yabaloon ba tey ñu ngi tëdd di nelaw ñun nag ñu ngi continuer ak suñuy jàngoro ak suñuy njaboot di subir li ñuy subir mais ñi nga yabaloon ba tey waxuñu ci ñun dara. collectif bi di woo njiitum réew mi Macky Sall ngir mu jël en charge lépp la nga xamante nit moo di ko payoor ga ñu moom. prise en charge bi nag maanaam dañoo bëgg comme waa Sotrac ñoom liggéey wàcc ñibbi la ñu xamoon bu fekkente ne dañoo décider pour fay ñu état bi nga xam ne moo yor xaalis ba ñuy fayee moo yor ministère ya ñuy fay moo yor expert ya ñuy fay moo yor dossier yi nga xam ne mooy dossier liquidation de la société ya ñuy fay moom état boobu na jël entièrement en charge la responsabilité du paiement te bañ ñu cee boole. fukki at ak juróom-ñeent ñuy dox di xeex ngir rek mën a jot seeni ko koppar googu ba léegi France daan xëddem ñoom liggéeykat ya woon ci Sotrac xalaatuñu benn yoon dakkal xeex bi te it ñuy wax ne daañu wàcc ci terrain bi ngir rek gën koo ñaxtu teg ci ñuy woo yeneen section yi ñu boole seeni doole ngir rek mën a jàkkaarloog li ni mel ngir seen koppar mën a nekk ci seeni gafa. yeneen liggéeykat yu doon xeex te dellu gannaaw ca mbir ma muy nag ña féetee ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès gannaaw weer ak ñetti fan yu ñu bankoon seen yoxo ca liggéey ba tey dellu nañu ginnaaw seen grève boobee nag askan wa ñoo ca gënoon a loru ndax mënuñu woon faju ñoom nag la ñu xam ne tey bu ñu delloo gannaaw askan waa tax du keneen dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop Sey Latira. hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ginnaaw ay fan a ngi nii ñu doon gerew tey jii de dakkal nañu gerew bi ànd ceeg syndicat majoritaire bi nekk ci l'hôpital bi di waa SUTSAS hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. tey xew-xew bi moom mooy SUTSAS dafa décider li nga xam ne moom la nekkoon muy jàmmaarloo ak administration bi mu daal di koy bàyyandi li ko waral moom mooy dañ ne woon juróomi poñ a ngi nii suñ ci indee saafara ñi dem liggéey moom directeur bi sax daf ne yii kat man daf ma jéggi dayoo yii sama maqaama eggu fa ñi nga xam ne ñoom ñooy ay supérieur am muy docteur Malick Ndiaye médecin chef région bi muy monsieur Talla Sylla président conseil d'administration li ñu waxoon def nañu ko. syndicalistes yi ak fajkat yi ñoom ñëpp lëngoo ne nañ mbir mi li tax ñu def ko néem nag poñ yi nga xamante ni moom la ñu tegoon ci taabal bi du lépp la ñu indi saafara waaye dañoo gis ne malade yi nekk ci biir diwaanu Thiès dañoo sonnoon lool. ñun ñu ne comme que loolu am na te population yi ñi ngi continuer di am problème pour faju léegi nañu bàyyandi waaye te dañuy continuer liggéey bi ak moom. dañuy déposer préavis de grève fekk fanweeri fan bu ñu gisee ne ñuy séntu amuñu ko ñu daal di génnaat ci xeetu grève di grève boo xamante ni am na weer ak ñetti fan askan yu Thiès ak dëkk yi ko wër sonnoon lool ndaxte way feebar yi bés bu nekk dañ daan ñëw ñu leen di delloowaat seeni kër. jaajëfal ko Cheikh Anta Diop ñu dem ba Tambacounda ca commune ba muy commune bu Tamba foofee nag gis nañ ni lu toll ci juróom-benn quartier tànn nañu leen ngir nag dooleel leen ci wàllu assainissement ba ñu bañ a amati benn jafe-jafe ci wàllu ndox mu salte moo xamante ne nag day taa fenn ca quartier yooyee projet boobee nag kon jàppale ni toll na ci juróom fukki milliards ak ñaar ci suñuy koppar Moussa Oumar Gueye ci leeral la. délégué de quartier yi ak président CDQ yi ñoom ñëpp daal di wuy si ndajem waxtaan audience publique ngir nag waajal benn programme d'assainissement boo xam ni dañu fas yéene nag gas ay rigole yoo xam ni ndox yi nga xam ne dañuy soxee ko ci gànnuwaay yi muy ndox yi nga xam ne dañuy soxee ko ci kër yi bokkut ak ndoxu taw yi loolu nag fa lañ koy jaarale ngir génne ko ci dëkk bi Famara Diédhiou moom moo jiite projet bi diggante Tambacounda ak Matam. benn programme ñu naan programme d'assainissement des 10 villes xam ne ONAS moo ko porté donc programme boobu noonu Tamba am si wàll bu baax parce que am na si possible dañu fi war a def pour 52 kilomètres de réseau benn station de pompage benn station d'épuration ay 50 édicules voilà donc loolu la ñu war a def à Tamba donc ça veut dire maintenant bu ñu defee ak 1500 branchements bu ñu war a def. projet bi nag bu fekkente ni taxawal nañ ko dana amal njëriñ askan wi rawatina juróom-benni quartier yi nekk fii ci dëkk bi ki ko xamle moom mooy maire dëkk bi Mame Balla Lo. muy projet bu am solo muy projet bu mag boo xamante ne nii depuis les indépendances mosu woon xalaat defoon nañ projet bi depuis 2003 mi sotti woon kon bokk ci jamonoy président Macky Sall la ko yàlla sottal muy programme boo xam ne vraiment dana soulager population yi Tambacounda yëpp. fii ci bët penku Sénégal gis nañ ni nag programme yu demee ni Promoville te ci biiram ñu doxañ ci programme assainissement bi nga xam ne war nañ ko tàmbali njëgam toll ci juróom-ñaari milliards nekk na programme boo xam ne askan wi ñu ngi koy xaarandi ndaxte boobu ak léegi ni gis nañ fi ay liggéey yu bëri waaye amu ci lenn loo xam ne tàmbali nañ ko ci wàllum liggéey bi.
ñu daal di wax ci wàllug caada ak ni ñu ko waxee woon ci ponk yi lii nag ab téere la téere bi au-delà de Tombouctou lañu ko duppee ko bind Ousmane Oumar Kane nag di wax ci téere bi rek mbaa muy delsi ci jaar-jaaru l'islam ci Afrique sawjant muy cëslaay ak yooyu mu nekk nag livre boo xamante ne livre bu am solo la ñeel tëralinu l'islam ci Afrique sawjant ay surtout pay Modou Diop demoon nañ te ba ñuy fésal boobee téere. Au-delà de Tombouctou nekk téere bi nga xamante ne professeur Ousmane Kane moom la xaatimaat mu nekk nag téere boo xamante ne day wanewaat di gën a taxawalaat héritage bi ñuy wax héritage intellectuel arabophone ci dëkku Afrique yi nekk bët gànnaar muy wane nag ne bind yàgg na am solo fii ci suñu société yi nga xamante ne nasaraan yi dañu yàgg wax ne ay société à tradition orale lañu. xam-xam ak tasaare xam-xam lu yàgg la fii ci Afrique balaa tubaab yi di ñëw créer système d'enseignement en langue occidentale fekkoon na amoon na fi ay daara yu kawe yu nga xam ne ay boroom xam-xam yu xarañ ñu nga fa nekkoon bépp bànqaasu xam-xam bu amoon ci àddina bi rek ñu ngi ko fa doon jàngale. am ak tasaare ko lu yàgg am ci suñu gox bi ñu nekk fii ci Afrique de l'Ouest waaye nag am na ñu bëri xamuñu ko woon ndax tubaab yi bu ñu ñëwee ba créer seen système d'éducation occidentale dañu gëmloo africains yi ne Afrique continent bu nga xam ne oralité rek la woon maanaam xamuñu woon luy bind te loolu nag moom du amul. mu nekk nag thème bu am solo suñu sukkandiku ci Serigne Mansour Sy Djamil. la question qui pose. laaj bi ñuy laaj mooy ban solo la taxawaay ñi nga xamante ne mooy nitu diini yi moom la ñu am ci wàllu koom bi ak ci wàllu politique. li ma bëgg rek mooy ñu gën a yaatal waxtaan yi ci biir réew mi ngir rek ñi nga xamante ni ñoo am xalaat ne ñi jàng arab waruñu jiite réew mi mu daal di dàkk bañ a tamit faral ñi nga xam ni kàllaama tubaab la ñu jàng. avec la prééminence des europhones. téere bi nag mu njëkkoon ko bind ci anglais mu bindaat ko ci nasaraan ngir rek ñu bëri mën see jot fi ñu nekk nii. comme Amérique laay jàngale donc foofu anglais la ñu lire ñoom xamuñu français daal xamuñu ko mais ginnaaw moo ko bindee ba pare gis ne vraiment am nit ñi war nañ ko xam fii te nit ñu bëri aussi fii dégguñu anglais moo tax ma décidé waat ko bind ko en français ba pare publier ko en Afrique pour que gën ko tasaare ñi nga xam ne dégguñu anglais tam mun ci bénéficier. ginnaaw nag téere bi mu bind jotoon na bind ay téere yu bëri yu si mel ne intellectuel non europhone waaye nag mu dellu si waat ak au-delà de Tombouctou ngir rek wane genèse érudition islamique fii ci Afrique de l'Ouest. tàggat yaram Afro Basket 2017 ca Mali suba lay tàmbali sunu gaynde yi nag fas yéene jano ak Guinée Pafara Ñing ma nga ca réew Mali Pafara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay fàttali. Pafara yaa ngi foofee ca Mali ca Bambara ya. waaw mi ngi fii di waajal Afro Basket bi. mi ngi noonu Pafara suba la sunu gaynde yi fas yéene jano ak Guinée yow noo gisee ambiance bi foofu ak waajal gi ñeel Afro Basket 2017 bi. Fatou Kiné fi ñu yegsee daanaka ci aéroport bi dinañ sentir un peu ne am na lu fi war a xew ndax ay affiche ak li nu mel Afro Basket 2017 bi moo nekk ñaar fukk ak ñetteel bi yoon bi Sénégal nag li ci am solo dafa ñëw pour défendre titre am titre bi nga xam ne moom la jëloon ca Cameroun en 2015 ren nag ñu ñëwaat ngir conserver ko mu nar a nekk lu métti suba mu war a tàmbali 8h30 moom ak Guinée Conakry ñoom ñooy daje te bële passé sax daje woon nañ ci Afro Basket mais Sénégal gañe woon na ko gañe yu métti loolu nag dinañ xool ndax da koy confirmer wala déet te ci loolu leneen li ñu mën a jàpp Lions yi waroon nañoo entraîner tey ci suba fi nga xam ne moo nekk ca stade jëm bi nga xam ne fa la ñuy amalee jogante bi waaye dañ ko dàq ci kanam tuuti nii 14h maanaam ñeenti waxtu dinañu amal seen tàggatu foofu ci stade ba ngir nag teg seen stratégie daal di waajal xool naka la ñuy def ba nag génn ci li nga xam ne moo nekk jogante yi nekk seen kanam
ndax nag ñoom yegg si nañu ak pleine forme suñ toll ni nag xam naa buñ leen gisee rek dinañ xam ban taxawaay la ñoom. ñu koy jaajëfal bu baax Pape Fara Ñing tey moom baraka laa lay wax ca diwaanu Mali xibaaru tàggat yaram yi ñu wéyal ko ba tey dem ba fële ca ndax géej foofe nag du yàgg lool ci ay bis yi di ñëw sax daañu fa tàmbaliwaat liggéey complexe sportif ba waaye lu soxalit tabaxuk stade Maître Babacar Sèye bi dinañ ko tàmbali loolee nag xayma nañu lépp ci fukki milliards ak juróom maire bu Saint-Louis moo ko xamle ci bi muy dalal champion du Sénégal yi ci wàllu basket ñu teewlu ko moom Mansour Faye ci micro Seynou Diop. loolu nag ñun daf ñuy def ci benn position bu nga xam ni dañu war a gën a jàppale parce que basket bi bu njëkk Dakar rek moom la ñu wax équipe Dakar rek donc nga dégg ay bopp ay Duc ay Asso waaye tey munoo wax basket Sénégal te tuddoo ci Saint-Louis basket club loolu dafa nekk lu am solo parce que dëkk rek loolu la soxla ñu tudd tëram mënti doon ñu tudd tëram. et comme jigéen yi ñoo ñu indi ndam yooyu ñun daañu gën a góorgóorlu pour seet nu ñu mën a jàppale déjà état bi am na loo xam ne def na ko comme jéego maanaam defar stade boo xam ni stade moderne la te gëm naa ni ci ay semaines yu néew liggéey bi dana commencé parce que entreprise bi jot na kayit mu war a jot pour mën a commencer les travaux te ba ñuy dem di wutum stade boobule maanaam dañ leen Saint-Louis kat ci basket daf ci jouer rôle bu am solo donc loolu moo tax président de la République accordé ñu ko ba weesaa lu ñu sax parce que non seulement day defar palais de sport waaye aussi dañ defar stade Maître Babacar Sèye donc loolu mu nekk loo xam ni ñun en tout cas daf ñuy gën a teg pression boo xam ni pour gën a mën a jàppale équipe bi parce que dañoo bëgg équipe bi continuer ci maanaam position bi mu nekk di jël ay raaya rek. mu nekkoon maire bu Saint-Louis sunu gan kon yegsi na finalement muy professeur Mamadou Yaya Diallo nekk constitutionnaliste waaye tamit xamee ci droit public nekk ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca faculté de droit bi maa ngi lay nuyu professeur. maa ngi lay dellu. ma ngoog professeur tey ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne nii moom mooy dogal yu tukkee ci conseil constitutionnel waaye tey taxawaayu kujje politique gi taxawaayu tamit waa société civile am naa sànq boo yegsi woon da nga ko dégg muy waa société civile bi nga xamante ne nag tey dañu fas yéene taxaw gis nañu Amnesty Y'en a marre ak ñeneen ñoo xamante ne nee nañ tey daal dañu dem kalaame ji ca cour de justice bu CEDEAO ndax dañu gis ni élection yi weesu ci falu député yi lu ci bari jaarul yoon yow noo jàngatee loolu surtout que bu ñu déggee kenn sax ci avocat yi daal di wax ni moom loolee mënta ne ndax ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndey bi ligi ñoom ñoo mën a kalaame est-ce que kon ñi tey li ñu bëgg a xeex dinañ ci am ndam. jërëjëf pour invitation bi d'abord je dois préciser que je suis docteur en droit public donc droit public moom lay jàngale. alors question bi nga posé question bu am solo la conseil constitutionnel mooy ëtt attekaay bi nga xam ne moom mooy saytu mbiri élection yi te charte réew mi may na ko ne décision bu mu jël dafa imposer à tous les pouvoirs publics day imposer à toutes les autorités administratives et juridictionnelles maanaam conseil constitutionnel kàddoom dafa nekk loo xam ne ci biir Sénégal amul ëtt attekaay bu ñu ko mën a laam-laamee bu ñu ko mën a taxawee. alors mouvement société civile bi décision bi ñu dañ ko yóbbu devant la cour de justice et de la CEDEAO je voudrais en fait wax foofu ne cour boobu noonu du supérieur conseil constitutionnel cour boobu li muy saytu mooy xool ndax droit fondamentaux yi ak yelleef yi nga xam ne droit yi nga xam ne maanaam sénégalais am nañ ko te constitution yi textes nationaux yi prévoir ko ak convention internationale prévoir ko droit yooyu ndax Sénégal violé wu ko maanaam ndax liggéeyu conseil constitutionnel ndax liggéeyu justice bi mënuñ ci gis loo xam ne dafa du méngoo ak le Sénégal signé ak ay naataangoom. Et de ce point de vue amuma yaakaar ne effectivement que projet yu mel noonu dana aboutir pour la bonne et simple raison que conseil constitutionnel bu demee ba rendre décision daf ko rendre de façon souveraine maanaam décision conseil constitutionnel ñun mën nañu ko contester suñu bëggee au niveau national. waaw mais amul fu ñu ko mën a jooytoo pour que conseil revenir ci li mu defoon. lu soxal loolu sax muy dogal bi tukkee ci conseil constitutionnel ndax bu ñu xoolee recours yëpp da koo daal di dàq rejeté ko mais bu ñu xoolee également nangu nañu ni am na lu jaarul yoon ci wote yi donc yow noo jàngatee décision conseil constitutionnel bu ñu demee ba xam ni am na yu jaarul yoon recours yëpp rejeté nañ ko te pourtant résultat yi na mu tëddee woon amul dara luñ ci soppi noo jàngatee décision. waaw man li ma bëgg a def mooy ñun liñ jàppee ne jaarul yoon ñun
mën na bañ a nekk li conseil jàpp dama jaar yoon c'est-à-dire que maanaam li ñu war def attention fii mooy attention décision bu ñëpp nangu ak décision bu ànd ak yoon décision mën na ànd ak yoon ñu bañ koo nangu loolu tubaab di légitimité ak légalité ñu bañ koo nangu bañ a nangu ne parce que arrangé wu boo xoolee ci recours yi conseil constitutionnel examiné am na juróomi recours yoo xam ne moom ñi ko déposé parti au pouvoir la yéen opposition la conseil daf ko rejeté bi mu rejeté argument lay indi boo xoolee par exemple recours bi Abdou Mbacké Ndaw déposé le conseil considère na moom Touba la fa am donte lu doy waar la waaye amul impact ci sincérité élection sincérité. ba ci carte d'identité yi nit ñi di ñaxtu nag parce que ñu bari jotuñu seen carte wax dëgg neex yàlla bu mën a accomplir seen devoir aussi. waaw loolu lu ñuy méthode la ñàkk a jël carte d'identité bi conseil defu ko du conseil ba moo ko def administration bi moo waroon def liggéey bi comme il se doit. kon sanction waru ci woon am alors. il l'a pas fait aussi sanction warul woon am. oui mais à ce niveau là dama bëgg a parce que président bi saisiroon na conseil constitutionnel bu ñu ko fàttee. avant élection yi li ñuy aussi nag une demande d'avis conseil rendre benn li mu ooy délibération appelé ko décision conseil nee na loolu maanaam mën nañ ko d'accord et de ce point de vue donc le conseil rendre le 26 juillet 2017 jàpp ne mën nañ voter mën nañ def élection avec récépissé war a mën a nekk conseil ñëwaat réaffirmer ko ci décision bi mu rendre barki démb ne loolu du avis décision la loolu lu ñu mën a wax donc le conseil wax nekk na à partir de ce moment-là partie intégrante du droit positif. mais bu ñu demee ba ni ñu voté. maanaam ñi voté wul ñoo ëpp ñu voté. parce que bu ñu xoolee Touba am na ay bureau de vote yoo xamante ne sax maanaam luy nuru kuy voté sax jaaru fa. bu ñu demee tey ba jàpp ni loolu am na ñu voté wul ñoo ëpp ñu voté est-ce que jaaduwul woon également ñu vraiment ñu neenal vote bi. oui mais mënuñ ci basé wu parce que buñ mënuñ basé wu ci abstention pour neenal vote. parce que abstention dans toutes les démocraties même démocratie am doole yi nga xam ne ñu ëpp doole ñooñu ci gën a yàgg ñoo xam ne am nañu expérience démocratique bu yàgg ay des années culture démocratique bu yàgg ab taux d'abstention dañu koy déplorer parfois. est-ce que abstention sax mën nañu ko wax ci wàllu woowu ndax bu ñu xoolee bureau de vote yi la ñu saccagé aussi yàq ak yooyu. waaw bureau de vote yi la ñu saccagé il est vrai que nit ñi amuñu woon possibilité par exemple pour aller voter mais à partir du moment où prolongé woon nañ vote bi ba ay minuit. nit ñi ils avaient dans les conditions pour aller effectivement situation ñu demee à Touba c'est une situation particulière. mais xam nga tamit vote bi ni nga ko waxee prolongé vote ba minuit. xam nga tamit est-ce que loolu sax bare na lu ñu koy gis cim réew. voté ba minuit ak conditions yi xew insécurité ak yooyu est-ce que loolu sax tamit nekkoon na matuwaay vraiment bu nit mën a sukkandiku tam. oui je suis d'accord que dem ba heure boobu nekkul loo xam ne luy far di am lu muy am lu bari la c'est occasionnel. situation bu particulière la boo xam ne dañ ci war a adapté wu mais li nga xam ne moom la jàngat ma ci mën a am mooy ne état bi moo waroon jël ses responsabilités il y a eu des saccages poursuivre ñu ko def ñu poursuivre leen bu leen ñu waree daan ñu daan leen bu ñu yoon jàppee ne également te que li ñu def également garaaw boo xam ne war na tax ñu daan leen booba décision yoon la ñuy fiyewu mais li wóor boor mooy ne à partir du mois où le vote bi am na permettre nañ citoyen pour ñu dem exprimer wu insécurité bi mënu nekk obstacle pour ñu dem démb gis nañu benn pool d'avocats aussi mooy avocat yi ñu faree ci kujje politique yi rawatina avocat yu Khalifa Sall ñoom la ñu jàpp mooy daal pour conseil constitutionnel dafa rendre justice démb gis nañu seen daje ak taskatu xabaar yi ñu koy naqarlu ñoom dem nañu sax ba ñu déni de justice forfaiture maanaam foqateeg lu ne jàpp nañ ko. Oui, en réalité il faut faire très attention entre li avocats yi di wax au propos des avocats ak li nga xam ne moom du droit wax dans décision de justice bu mënti doon dans tous les pays du monde dana créer des frustrés créer disons des erreurs am na ñoo xam ne duñ ci d'accord maintenant ñi nga xam d'accorduñ ci argument yi ñuy développé ñu nekk argument yu ànd ak droit boo ànd ak droit problème di posé wu. j'ai entendu pas mal de démb déglu naa ko ñenn ñi di wax sax naan dañuy attaquer les membres du conseil constitutionnel. am na sax ñu ne indemniser ñi nga xamante ni bëggoon nañu voter te voté wuñu est-ce que loolu c'est possible. lu possible la. mais man loolu dama jàpp ne loolu c'est effet d'annonce dong la am. dama jàpp ne loolu effet d'annonce dong la loolu pour man c'est question juste de divertir les gens en réalité nekkul loo xam ne pour man c'est vraiment je veux dire argument juridique de taille boo xam ne war na mën a prospérer donc ce qui fait que donc événement bu amee lu mel nii. conseil constitutionnel di benn décision autorité bi gën a mag na def attention entre maanaam li nga xam ne dañ koy wax sous le prisme du sensationnel maanaam wax ko parce que sama xol laa ko tibbee ak li nga xam ne maanaam moom la yoon jàpp na li war a mën a nekk la donc indemnisation je ne vois pas foofu lan moo war a mën a justifier indemnisation parce que bu ñu indemnisation kan moo koy def état moo koy def cela veut dire quoi l'état est responsable
l'État xanaa waru mën a indemniser sans pour autant que juge responsable. Et pour cela ça veut dire qu'il y aurait une procédure judiciaire boo xam ne war nañ ko mën a enclencher à l'issue de laquelle bu jeexee ñu war a mën a jàpp ne état bi responsable parce que responsable moo war a indemniser et kan lay indemniser boobaa. C'est pourquoi donc de ce point de vue là il faudra ñu utiliser terme yoo xam ne à mon avis war nañ mën a xool seen suba xool lan lay tekki ci droit parce que indemnisation mënu intervenir tant que le juge ne s'est pas prononcé. alors tey jii lan mooy taxawaay bi ci gën a am solo maanaam nu ñu war a taxawee rawatina conseil constitutionnel noo jàngatee ni mu doxalee ci recours yeeg yooyu surtout que ni ma ko waxee sànq rek noté nañu ni wax dëgg neex yàlla lu baree bari jaarul yoon ci voté bi waaye recours yi amul benn boo xamante ne nangu na ko noo jàngatee décision bi ak tey jii lan mooy solo si ba bu ëllëgee yu mel nii bu dee am tamit ñu xam nuñ koy régler. alors cas yu mel nii man li ma ci jàng décision ma ci jàngat mooy ne li ma solution bi je veux dire interprétation bi ma ci def mooy ne conseil constitutionnel comme je l'ai dit tout à l'heure moom yoon may mu jël décision yi nga xam ne moom dafay appliquer à tout le monde il y a eu des dysfonctionnements il est vrai yoo xam ne ñun ñëpp constaté nañ ko voilà à Touba ak feneen ak feneen mais le conseil a estimé bi mu examiner dossier examiner yooyu amul impact maanaam dysfonctionnement yooyu empêché wul nit ñi voter convenablement et à partir du moment où la sincérité disons du vote n'a pas été entachée le conseil a estimé que donc loi bi violé wuñ ko et maintenant décision conseil boobu comme ni ma ko waxee mën nañ ko nangu comme mën nañ ko bañ a nangu. Le Conseil constitutionnel c'est une juridiction au sein de laquelle il y a les sages ñoo xam ne jàpp na sax màcc na ci droit xam nañ ci lu bëree bëri ba tax bu ñu waxee ñu mën a jàpp na kat droit la ñu wax du dëgg alors maintenant il peut y avoir disons des erreurs parfois c'est des erreurs humaines yoo xam ne mën nañ ko reprocher conseil bi ne conseil bi là d'accord mais dans cette affaire là j'estime que le conseil à mon avis a bien agi. lu soxal léegi avocat yu Khalifa Sall yi koy layal est-ce que ñoom am nañu chance vraiment li ñu bëgg a porter ci ëttu attekaay bu CEDEAO ñu am ci ndam. waaw pour Khalifa Sall en matière en dehors du processus électoral nga bëgg a wax wala. waaw ci li ñu ñaxtu rek muy recours ñoom te ni yoo xamante ne déposé woon nañ ko seen coalition te nañu lankal leen ko. waaw mais loolu tamit loolu il faut voir le conseil constitutionnel la wax ci Khalifa Sall nee na Khalifa ci liste nationale bi la nekk en réalité donc candidature am en fait disons les recours déposés ils sont recevables bu fekkee par exemple dafa concerner national parce que le conseil a dit que 2 mots de scrutin moo nekk. kon CEDEAO mën na ko étudier. 2 mots de scrutin en fait mën nañu considérer que CEDEAO mën nañu saisir CEDEAO. mais je considère qu'en fait que foofu on n'aura pas grand-chose parce que simplement le code électoral est bien clair c'est 2 mots de scrutin Khalifa ci liste nationale bi la nekk et en conséquence il n'est pas recevable muy exercer des recours sur les listes en fait sur liste départementale et à mon avis conseil foofu dafa appliquer foofu ce qu'on pourrait appeler l'intérêt à agir conseil dafa considérer que foofu Khalifa il a intérêt à agir dans le cadre dans le cadre de la proportionnelle liste nationale parce que majoritaire yi effectivement départemental le considérer alors maintenant saisir la Cour de la CEDEAO li koy dooleel mooy nga am argument ci droit yoo xam ne dafay wone ne Sénégal dafa violer convention internationale dafa violer maanaam ay instruments juridiques yoo xam ne CEDEAO ëttootekaay moo koy mën a jël sukkandiku pour wax ne Sénégal kat violé na ko violation bi juridiction constitutionnelle moo jël décision boo xam ne méngoowul ak li engagement yi wax à part ce moment là. sa gis-gis daal ba léegi lépp jaar na yoon. décision conseil constitutionnel. à mon avis l'argumentaire yi conseil constitutionnel indi présenté ko à mon avis mën nañ ci sukkandiku. pour wax ne effectivement il n'y a pas d'irrégularité substantielle qui pourrait justifier bu mën a justifier annulation des élections dans cette et le conseil a dit qu'il y en a le conseil a dit que comme Touba par exemple am na fa il y en a mais le conseil a estimé que loolu empêché wu nit ñi voter nañu voté dans les conditions normales sans aucun problème particulier. ñu di ko jaajëfal bu baax professeur Mamadou Yaya Diallo may fàttali ni constitutionnaliste nga waaye tamit docteur nga en droit public ca faculté Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wisi bi xibaar yi yegsi nañu ci njeexital li balaa ñu tàggatoo nag ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéene kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf Khalifa Ababacar Sall ab layom yàggatul ubbi l'Observateur yéenekaay bi nee nañu procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye noppi na ci taxaw ci mbiri Khalifa Sall mook ñi ñu jàppandooloon ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ñu yóbbu leen ca kanamu tribunal correctionnel àtte leen mbir yi bu yàggee avocat Khalifa Sall yi ñoo ko yàggal ndax recours ba ñu yóbboon ca kanamu Cour suprême moo waral ba la ñuy jéem lenn ci mbiri Khalifa Sall Cour suprême dafa wax ci recours en annulation bi ba noppi wala bokk avocat Khalifa Sall yi joxe woon recours bi delluwaat ca Cour suprême rocciwaat kayit woowee loolee bu amee Khalifa Sall danañ ko àtte ci fukki fan ak juróom yi ci topp anki dina kay nañu gëmul ne dina demee noone ndax avocat Khalifa Sall yi ñoo ngi ca seen sànni tàcc bu mujj tey jii ca la ñu koy sànni tey la ñuy dem ci Cour suprême joxe fa aw kayit ngir ñu neenal tuumay ñu gàll ci ndoddal Khalifa Sall maanaam annulation procédure moom maire bu Ndakaaru di Khalifa Sall ba tey moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien élection législative yi 2017 yi waa Manko Taxawu Sénégal ak seen recours yi ñu yóbboon ca conseil constitutionnel coow li ba léegi pënd bi wuréegul ndax collectif gi ëmb avocat yu Manko Taxawu Sénégal yi ci njiital maître El Hadji Mamadou Ndiaye ak maître Brice Silva ñaawlu nañu ba fa kanamu yàlla ni ci juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel doxalee nee nañu justice bi dafa daw res ci dogal bi mu joxe te loole danañu ko jébaane buñ leen dégluwul ñu yóbbu ko ba ca kanamu juridiction internationale yi jooyee ko fa Les Échos nañu avocat yu Manko Taxawu Sénégal yi ñoo ngi naqarloo taxawaay bi juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel am ci mbirum législatif yi nee nañu doxalin wi forfaiture la maanaam doxalin la wu tegul feneen ngir wax ci leneen yër leen xët mu njëkku Direct Info li journal bi di laaj moo di tey bu ñu yeggoon ci wotey présidentielle 2019 yi ban opposant moo nekk ci réew mi ngir mën a jàmmarloo ak Macky Sall ndax bu dee Khalifa Sall ma nga ca kaso ba te xamul kañ la fay jugee Karim Wade gàddaay ba far gedd réew mi yi Idrissa Seck nekkeewu fi lu dul di tambambalu ak di taxawaalu ak di làmbatu mel na ñay wu ñu dagg aw ñoqam Abdoulaye Wade magal na bu nammee ab defante it ay atam mayetu ko kon kan moo fi nekk ngir jàmmarloo ak Macky Sall moom Macky Sall ministre intérieur am di Abdoulaye Daouda Diallo Vox Populi nee nañu ma ngay kokkali opposition bi opposant yi sàkku ci ñu tekki ndombal tànk ministre intérieur Abdoulaye Daouda Diallo nee na ñooñee bu ñu amee luñ koy wax nañu dem waxi ko président de la République di Macky Sall moom bi ko président dénkee élection ñu génn ci mu félicité ko ci organisation bi ca la am xelam dale ku ci am looy wax demal wax ko ak moom premier ministre bu Sénégal di Mahammed Ibn Abdallah Dionne moo nekk ci xët mu njëkk Sud Quotidien mu fay wax naan terroriste yi nañu noppalu ndax terrorisme du mës a am ndam ci déndub Afrique bi Soleil national nañu joojale wax démb la ko wax ci ambassade bu Burkina Faso bi nekk fii ci Ndakaaru dafa demoon doon jaale ji askanu Burkina Faso ci turu Sénégal ginnaaw jëyee ja fa amoon di ay terroriste yu fa faat fukki doomi aadama ak juróom-ñett Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Mourtada Mbacke mere na lool Cheikh Béthio Thioune journal Les Échos moo ñu ko wax li indi coow li mooy cant yi Cheikh Béthio Thioune organisé woon moo ki cantaakonam ca kër Serigne Touba ga nekk ca Chicago ga ca Amérique Serigne Mamor Mbacke ne lu toll ne kër Serigne Touba nga dajale fa ay nit ñu fanaane faa fecc loolee ñàkk gëm Serigne Touba la ak ñàkk ko wekk kër gu mel noonu Serigne Touba bëggatu ko Saliou Mbow bokku ci cantaakoni Cheikh Béthio yi ne ci journal Les Échos ki wax loolee xol la waxe waaye géej ak i gina xam kenn mënu koo tëyee ak i loxom ñu jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm ak programme yu télévision Futurs Médias